ajibu dayalay ya masharal insi wal jinni inni rasulullah ilaykum baylayni ajibu dayalay ya masharal insi wal jinni inni rasulullah ilaykum limamulayni ajibu dayalay ya masharal insi wal jinni inni rasulullah ilaykum addina bi wala ba mu duggee ci Sénégal lu ñu njëkk a remarqué moom mooy crise yu njëkk ya yuñ daan xam ñi doon guerre yi doonoon crise économique yi dañ daan gis kat nit ñi buñ pertaan seen place liggéeykaay ñoom dañ daan xirtalu jëm ci seen wàllu diine bu crise coow amaan ci àddina kilifa diine yi kat dañ daan xool nu ñu organiser woo dajaloo ñaan yàlla ba ci deuxième guerre mondiale ba Sénégal la ca xew ci histoire ba maam Seydi joxe dog yi fii ci jàmmalaay ba ca guerre froide bi loolu lépp day doon loo xam ne dajaloo la woon ak daan dem ci place jaamukaay yàlla yi ñuy jaamu yàlla mais bu crise amee mu doon crise sanitaire ñu jékki-jékki ne bu leen dajalooti nga xool est-ce que loolu impacté wul ci ngëm yàlla gi est-ce que walta mënta impacté ci ngëm yàlla est-ce que tey jii bu ñu jógee ci crise bi relance bi dina yomb pour que ñi daan dem daayira mën a dem daayira facilement temps bañ daan dem daayira tey jii ñu aj daayira yi est-ce que temps boobu ñu doon def guddi ajuma ban temps la ko nit ki di def moom bu jógee ci temps boobu par exemple ñu nekk durant 2 ans dematuñ daayira est-ce que kooku dina tàmmati dem daayira donc aspect boobu ana nan lañ war a mun a à partir des enseignements de Seydina Imam Laye Almahdi alayhi salaam daal di amaate beneen gët ak beneen relance boo xam ne tey jii kat war nañu mun a nam def résilience commencer entraîner suñu bopp xam ne lii kat lu fi nekk la te xamaguñ kañ lañ fi jóg ana nan la ñuy àndaleeg moom suñu wàllu diine et que tamit bu fi jógee ana nan la ñu war a mun a gën a ñoŋalee suñu diine ak suñu ngëm-ngëm oustaz. waaw macha allah la Mokhtar Prési question bi am na solo di ko tàmbali rek ne suñu borom comme ni ma ko waxee rek suñu borom dafa régler lépp ndax alxuraan mooy li nga xamante ni suñu borom lépp la ci dëxañ bàyyiwul dara. njàngale yi nga xam ni seen Alimaamul Mahdi alayhi salaam ñëw na aussi tamit ci xutba bi tibbee ko ci alxuraan aussi tamit ñëw leeral lu bari boo jëlee benn aaya rek bu suñu borom subhanahu wa taala naan fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun loolu dañ koy yaatal ba nga xam ni ci problématique bu ñu mënti nekk rek suñu borom daf ñu sant ñu laaj ñi nga xamante ne ñooñu ëpp xam-xam ñooñu gën a xam ci wàll woowu ñu daal di topp yoon wi nga xamante ne moom lañ ñu teg bi crise bi duggee ba nga xamante ni borom xam-xam yi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu médecine digal nañ ñu ne nañu jël mesure barrières yi nañu moytante nañu dandonte distanciation bi na am ak yu mel noonu suñu borom lim ñu digal li war a nekk position wu jullit bi mooy mu topp ñi nga xamante ne ñooy ay kilifa yi nga xamante ni parce que boo demee ci xutba bi Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam bi ñu laaye biir ci li a'immati diin wa li amatil muslimin da nga fay déggee aussi que ni jullit bi dafa war a topp ñi nga xamante ne ñoo ko féete kaw ñoo ko jiite ñooy ay kilifa diineem waaye ñooy ay kilifaam ci yi nga xamante ni tey mën nañ ko jël ci wàllu àddina ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàllu médecine màcc na ci bépp crise boo xamante ne tey am na ñi nga xamante ne seen xam-xam moo ci màcc ñoo mën a apporter solution ñu daal di leen déglu comme que ñooñu digal nañ ñu loolu nag li war jullit bi mooy mu topp loolu ginnaaw loolu nag comme niñ ko waxee ne jullit bi nekk warul jaamu yàlla rek ci jamono kenn du jaamu yàlla ci jamono yàlla buñ koy jaamu dañ koy jaamu ci jamono yëpp wala kenn du jaamu yàlla ci benn période rek nga ni période bii de daayira yi day macha allah ñu ngi nekkoon ci rythme daayira mi ngi daan am chaque vendredi wala chaque guddi ajuma ñu ngi daan daje ñu dem ba à un moment donné loolu daal di arrêté ñu dem ba si yàgg nga relâché wu kon dafay mel ni kon imaan boobu noonu tëgërul gis nga suñu borom léeg-léeg mu natt comme ni ma ko waxee sànq dafay natt doomu aadama pour tester imaanam lii tey xëy na mën na nekk loo xamante ni yàlla da ko indi pour xool ñan ñooy ñi nga xamante ni ñoo dëggu lool ci seen imaan ñan ñooy ñi nga xamante ni ñoo dëggu woon ci dem bi ñu daan dem di julli ji ci jàkk yi dem bi nga xamante ne ñu ngi ko daan dem ci bërëb yi ñuy tuddee yàlla bërëb yi dem bi nga xam ne ñu ngi ko daan dem ci bépp jotaay boo xamante ne rek dañ fa daan tudd suñu borom subhanahu wa taala
ndax bu genre benn rupture amee dinañu relâché wu wala duñu relâché wu loolu suñu borom subhanahu wa taala mën nañu indil lii pour mu nekk loo xamante ni nattu la waaye nag jullit bi ak lu mënti xew rek mooy dafay dëgër ci li nga xamante ni mooy li nga xam ne mooy imaanam comme ni que sëriñ bi waxee léegi ne li gën ci jaamu yàlla yi mooy jaamu yàlla bi gën a sax ndax Aïcha bañ ko laajee dem ma ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ban jëf la gënoon bëgg mu ne jëf ji mu gënoon bëgg mooy jëf joo xamante ni dafa sax maanaam bu fekkente ne yow tey da ngay jaamu yàlla guddi gu nekk ngay def ñaari rak nga sax ci ay ati at moo gënal suñu borom ki nga xamante ni benn guddi mën na ñëw mu def téeméeri rak beneen guddi ñëw mu def juróom fukki rak mu demaat ba si yàgg bàyyeeku ba nga xamante ne bu guddi gi jotee dafay nelaw guddi gi yëpp ki nga xamante ni dafa sax ci ñaari yooyu yu baax yooyu mu daan def sax ci moo gënal suñu borom subhanahu wa taala kon jullit bi lépp loo xamante ni mi ngi ci jaamoom yàlla dara walul mën a ñëw ci àddina ba nga xamante ni dina ko mën a empêcher pour mu mën a wéy ci lu baax loolu nga xamante ni moom la doon def. macha allah oustaz am na solo tontu bi leer na xam naa ni dañuy jàll directement ci aspect social bi comme bu ko Ibrahima Abou Samb jox mu loo xam ne crise sanitaire la jàll ci crise économique donc war a jàll ci crise sociale ñu seetlu ni bu ñu xoolee évaluation yu Banque mondiale def ne ña daan def transaction wàññeeku na dana wàññeeku ci ay milliards yu ëpp ñaari téeméeri milliards ci dollars yoo xam ne ni dootul amati yoo xam ne transaction yooyu dootul amati te sax ñu ci bëri ñoo ngi koy sentir déjà ak moodu yi nekk yu doon yónnee di ko jox nit ñi loolu bu amee ñu ni kat di nga am plus de 288 millions de personnes yoo xam ne dañuy am problème mu dund actuellement socialement ana nan la ñu war a mun a def ba la population soit forte pour mun a dékku situation actuelle en état. jërëjëf président yaakaar naa li neex ci waxtaan bi mooy amaana ñun ñëpp ñooy bokk lu ñuy wax mais ku ci nekk ak ni nga koy waxee mooy Bara dafa am lu wax lu am solo antu waaxi def ñu ngi ci mais dafa échoué parce que dañuy enchaîner ay crise même bu dul crise sanitaire crise subprime crise des subprimes jóge na fi 2008 crise u 1929 bi ñu ngi koy fàttaliku année 70 yi ñu ngi koy fàttaliku crise pétrolière yi donc enchaînement crise yi ñuy def yëpp nga gis ne lenn moo ci manqué mooy le facteur Dieu maanaam dañuy génne yàlla ba ci discipline bi nga xam ni moom moo nekk en vogue instant yii nii muy ni ñu koy tuddee confiance en soi ñu tuddee ko développement personnel. Exactement. même loolu da ngay gis ñu wax lu am solo mais ba léegi dañuy génne yàlla gëma sa bopp mais gëm sa bopp bu fekkee tegoo ko ci wóolu yàlla day mujj indi la ci narcissisme te noo gëm sa bopp noo wóolu sa bopp bu fekkee jëloo yàlla teg ko muy wéeruwaay doo dëgër day mel ni kii lap di la ngaa mu ci boppam moom mooy am illusion que mu ngi la ngaa mu fu dëgër mais buy diig du ko yëg donc gëm sa bopp boo tegul ci gëm yàlla noonu la demee donc moo tax facteur ni ñu koy waxee domaine social bi nga indi dafa am lu ko jiitu ndax ni ko Bara waxee woon sànq xadis ba dafa waxoon ni yamla'ul arda adlan wa xistan kama muli'at jawran wa zulman Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wa salaam mooy indi solution jamono ndax dafa wax ni law lam yabqa min ad-dunya ila yawm natawalla Allahu zalika al-yawm hatta yab'asa fihi rajulun min ahli bayti yamla'ul arda adlan wa xistan kama muli'at jawran wa zulman rajulun boobu moom la ñëwaat bi muy wax ak Salman daal ne law kaana al imaan inda suraya la naalahu rajulun min haa'ulaa'i kon foofu la imaam foofu la borom
Futuhatul Makki Ibn Arabi wax ni ajami wa ummi mu ne rajulun boobu mu wax góor googu ajami la maanaam du nekk arab wa ummi du nekk kuy jàng moo tax Seydina Limaamu jàngul waaye waxum minal a'jam maa fihim arabi lakin laa yatakallamuna illa bil arabiyya moo indi ñoom Cheikh Makhtar ak ñoom Cheikh Jibril Gaye waaye boo jëlee ci loolu nga xam ni moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam moo war a indi solution jamono moo tax bi mu ñëwee guerre boobu ñu jàppoon ni bu ñëwee day def guerre te sang bi indi ko léegi ne jihaadu nafs la indi dafa ñëw man ma jàpp ni daf ko tas ci ñetti front guerre boobu mu indi muy jihaadu nafs muy élément jë boobu nga xam ni moom la ñu indil buñ nee laa ilaaha illallaah moom la ñu bàyyi laay jox mooy l'élément jë ci suñu dund yëpp toujours dañ ciy sóoraale yàlla te waxaat na ko ñun gars yi bàyyi laay nañu gëm te wóolu yaakaar te doyloo ñu ne kan ñu ne laa ilaaha illallaah comprendre nga donc ci élément jë boobu moo ñuy may doole ñu am résilience parce que résilience bi bala muy ñëw ci société bi personnel d'abord te Seydina Limaamu dafa wax lu am solo ci xutba bi dafa ni wajtani bu an zanni su inna Allaha inna zanni abdihi mu ne moytu leen njottulu ñaaw ndax yàlla mu ngi ci njottal jàmm njottulu ñaaw loolu mooy buñ ko traduire ci contexte bi ñuy dund mooy psychose. Je pense que Maam Libaas wax na ko ci xutba Korité bi mu ne Oustaz wax na ko sànq asalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi xam bu leen xamul maanaam demandez aux spécialistes si vous êtes profane loolu la rek muy spécialiste ci diine muy ci médecine muy ci lu mu mënti doon léegi nag boo jëfee mesure barrière yi nga xam ne moom lañ la wax ba pare da ngay gëm yàlla wóolu yàlla parce que même buñ la joxee garab nga feebar jox la garab xamal ni garab bi faju la mais yàlla moom moo lay faj donc mesure barrière yi taxul nga mucc ci mbas mi mais yàlla mooy tax nga mucc ci mbas mi mais sabablu bi moo tax nga koy def léegi nag boo ko defee ba pare da ngay gëm yàlla moo tax Seydina Limaamu ne wajtani bu an zanni suu yi moytu leen njott lu ñaaw mooy psychose boo xam ni psychose bi moo indi li nga wax sànq de mooy exemple bi nga joxe te thésaurisation moo koy indi mooy nee nañ mbas am na xam nañ ni crise économique dina ñëw parce que wax naa bi may commencé ni ñi am démarche prospective yëpp xam nañ ni crise économique day ñëw ñu ne crise économique day ñëw nga nekk ci psychose li nga yor yëpp nga denc ko transaction dootul amati kon moytu leen njott lu ñaaw ndax yàlla mu ngi ci njottal jaamam donc njott loolu ñu koy njott yàlla daf ñu ciy fekk si bu ñu amee njott lu rafet yàlla daf ñu ciy fekk si kon njott li rek déjà dafa bokk ci résilience bi te li tax nga koy am benn arme lañ lay jox mooy le facteur Dieu mooy laa ilaaha illallah bi ñu bàyyi laay jox moom la Baara wax sa sànq ni antu waaxidahu bi yamul ci wax bi mais ci dundin la mode de vie la mooy lépp looy jëf nga intégré ko déjà sur le plan personnel donc njott li daf ci am solo buñ jógee foofu donc doo am psychose sur le plan sanitaire mooy doo def nga mesure barrière yi mais du tax nga tëju sa kër daal dina du ma génn parce que damay ragal am mbas mi donc def li nga war a def mais ànd ci ak retenue mooy kuunu bayna xawfi war rajaa toujours da ngay nekk ci wasatiya bi juste milieu bi nekk ci équilibre donc équilibre aussi ci résilience bi la bokk muy wasatiya bi maanaam doo ñëw rek parce que même ci armée sax soldat buy dem guerre léeg-léeg ñu ne ko ndax tiit nga mu ne waaw ñu ne ko demal parce que boo tiitee di nga moytu mais boo tiitul da ngay dem songi char yi da ngay dee te boo deewee guerre bi duñ ko gagné donc bëgg nañ ku am courage dem ca guerre ba mais bëgg nañ aussi kuy tiit ba nga xam ni dina moytu mooy équilibre donc wasatiya boobu noonu dañ koo soxla ci résilience bi léegi nag yooyu noonu yëpp buñ ko amee d'un point de vue individuel biy tëj personnel boobu noonu moom mooy responsabilité
kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi mu ne waat kullukum raa'in wa kullu raa'in mas'ulun an ra'iyyatihi loolu syllogisme la parce que ñaari boo ko boolee moo lay jox syllogisme kullukum raa'in wa kullu raa'in mas'ulun an ra'iyyatihi donc nga gis ne yéen ñëpp responsable ngeen responsable bu nekk dinañ ko laaj li nekkoon ci responsabilité donc responsabilité bi moom mooy lan bul lor sa bopp bul lor keneen responsabilité nag Seydina Limaamu daf ko tas responsabilité individuelle la loolu nga protégé wu nga bañ a lor keneen waaye responsabilité collective yi mooy décision yi sang yi jël parce que bu ñu woote woon tey jii ne na ñëpp ñëw jàmmalaay ñëpp ñëw duñ fi xaj amaana dina am ñu jubilé mais responsabilité bi ñëw ci ginnaaw keneen feebar loolu responsabilité la parce que liberté revers am mooy responsabilité yàlla bi mu joxee liberté daf ñoo joxaale responsabilité day mel ni pièce ñaari face yi donc yooyu yëpp ci résilience bi la bokk bu ñu jugee ci personnel boobu nag bu ku nekk melee noonu li Seydina Issa Ruuhullaahi doon tabax mooy le citoyen du monde bu ku nekk nekkee le citoyen du monde bu ñëwee ci société bi fekk na Seydina Limaamu tabaxal nañu société boo xam ni citoyen boobu dina fa mën a dund mooy société boo xam ni ñëpp laay maxtaar lañ sant l'élément le facteur Dieu dafay dugg société boo xam ni amul bojjante ci xeet maanaam ñëpp benn lañu donc foofu solidarité dafay dugg te solidarité dafa bokk ci résilience bi dafa bokk ci relance bi parce que ki tiit ba denc xam nga kooku du maye ki tiit ba investiratul kooku xalaatuñu ci moom muy maye donc loolu lépp ci relance bi la bokk ba nga xam ni boo jugee ci sur le plan social damay dugalaale le plan économique parce que économique mooy doxal su social parce que sang bi fàttali na ko sànq ne yonent bi daan na ñaan ñu musal ñu ci kéefër ak ci ñàkk parce que ñàkk mën na la yóbbu ci loo xam ne sax du sa jikko donc social bi également bi Seydina Limaamu bëggee social bi ñoŋ daf ci dugal économie li ma tuddee solidarité financière muy zakat bi solidarité financière moo tax raar na moom mënu wax doo ko gis raar na ngay gis ku naan addiyee Seydina Limaamu parce que zakat bi daf ko démocratiser mooy di nga toll foo xam ne sax yow da ngay nekk faqiir di génne zakat maanaam da nga koy yelloo di ko génne parce que solidarité bi moo ko ci amal solo lépp loo fàggu mu leew la rek da nga koy génne donc yow miy génne zakat xam nga bëgg nga tuyaaba donc déjà bala ngay génne zakat kon donc di nga sàmm ni ngay amee alal ji donc ñaari point yooyu rek ci lay tëjee muy point yi nga xam ni ci relance économique bi buñ ko bëggee réussir ci la ñuy taxaw premièrement mooy enrichissement licite déjà parce que yàlla moo wax ci alxuraan ni moom moo araamal riba daganal bénéfice te riba moom day mel ni jalu suuf rek da ngay jal di jal ba ci yàgg mu mabbaat moo indi crise yi ñëw fii nii yëpp parce que système capitalisme ci riba la taxaw moo tax dañuy dem ba yaakaar ne ñu ngi ci kaw crise am ñu wàccaat donc bu ñu bëggee relance bii ni ko sang bi waxee sànq mu sax dañuy adopter enrichissement licite li Seydina Limaamu ne laa taakulu ila tayban laa tashrabu ila tayban laa tarkabu ila tayban ba mu tëjee ko ni laa tafalu fi jami'i ma tantafi'una shay'an ila tayban yi mu njëkk a wax taakulu consommation la tashrabu consommation la tarkabu consommation la mais laa tafaluna bi mu wax loolu transaction la donc licéité de la consommation et des transactions déjà buñ ko defee enrichissement licite dañ koy am buñ ko amee ba pare niñ koy dépenser mu am équité parce que Seydina Limaamu li Oustaz wax sànq li ko indi woon mooy mu jëlee fi iniquité ak injustice
donc équité ak justice bu ñëwee ci li nga xam ne la ñuy séddalee mbir mi imam Mamadou Makhtar waxoon na ko ne séddale bu jeng ak àtte bu jeng day indi fitna donc séddale bu jub ak équité mu am justice ak équité bu ñu jugee ci loolu ñu daal di saxal li nga xam ne moom la Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam indi muy solidarité financière bi nga xam ne moom la indi ci zakat mu tëj rek ci benn exemple bu ndaw nga xam ni nga xool dimension sociale bi zakat am que ni tey jii nii ñëpp xam na ni ñi nga xam ni ñoom ñooy ubbi ay entreprise dañuy dem ba di leen tuddee ay affairistes homme d'affaires yi da leen tuddee ay affairistes maanaam dañoo jàpp ni ñoom lu yokk seen alal rek moo leen amal solo mais kii wu épanouissement wu population bi amalu leen solo mais zakat mooy loo xam ni même ki koy joxe daf lay amal njariñ boo xam ni lu jëllu tuyaaba bi nga ciy am ak ndigal li ngay jëfe mooy lan yow tey boo amee zakat ñu organiser ko lu mel ni baytimaal wala organisation bu mu mën di am ngay joxe zakat di joxe zakat dem ba yàlla def teg la na nattu sa entreprise daanu ci baytimaal la ñuy tibb joxaat la nga jógaat te ñi nga xam ni doo nga leen dimbale dañ lay yéene nga jógaat donc non seulement jaratul ngay dem ci ay sëriñ di sangu cet jaratul ngay sangu ay bëtëki làmmiñ parce que joxe bi ngay joxe nit ñi déjà dañ lay yéene li nga xam ni moom nga am te bis boo daanoo tamit dinañ tibbaat ci zakat boobu joxaat la ko donc solidarité financière bi ci ñaari côté yëpp la donc loolu mooy dimension sociale bi nga xam ni bis buñ ko jëfee yaakaar naa ni relance bi nga xam ni ci lañ jëm bu fi mbas mi jógee incha allah dinañ ko mën a réussir. macha allah Laye Makhtar merci beaucoup macha allah analyse bi am na solo lool kon solution Baye Laye alayhi salaam joxewoon na ko depuis te neewoon na tamit woo gu ma leen woo ngeen bañ du tax ma mer ba yóbbu li ma yàlla jox kon bàyyi na ko fii kon lu des mooy jëfee maintenant nag dafay déparé su ñun laayeen tamit que ñu am organisation afin que comme zakat bi mooy solution comme ni ko Baye Laye tegee kon ñu jëm cee dox kon dañuy jeexalee ci Baye Libaas mu duggal ñu par rapport ak accompagnement bu ñu war a mun a def ba tey jii ci cadre professionnel cadre religieux mais aussi cadre estudiantin donc gaa yaa ngi jàng. jërëjëf Laye Makhtar jërëjëf président jërëjëf Ibrahima Abou Samb jërëjëf Oustaz Bara ci plateau bi ñuy partagé ak yéen mais damay am problème rek ndax boo toogee ak ay borom xam-xam yu mel ni yéen wax dana jafe dañuy ñaan yàlla nag yokk ñu kattanal ba nga xamante ni du ñu juum wala suñu juumee dinañ yomb jubanti waaw di tontu rek question bi président Yoro wax léegi ci par rapport ak étudiants yi par rapport ak kii bi fi ñu jëm ak yooyu mais may wax rek heureusement sax ba sama question daanaka wala sama contribution sax foofu laa ko doon tënk mooy relance bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee parce que fi mu ne nii résilience moom wax nañ ci li ñuy wax ba pare mais su ma ñëwee ci relance bi dafa am lu am solo loo xamante ni moom la suñu réew yi manqué te ca loolu lañ war a liggéey nag bu ko defee relance bi dafay nekk relance boo xamante ni dañuy weesu jamono yii parce que bu ñu ko seetloo professeur dafa am ay crise yu ñu romb ci ay dates yoo xam ne bu ñu ko waxee dafa am lu muy fàttali 68 am na lu mu lay fàttali 88 am na lu mu lay fàttali 2000 am na lu mu lay fàttali 2011 am na lu mu lay fàttali ba 2020 2021 am na lu mu lay fàttali waaw loolu nag li nga xamante ni tey dañu ko waroon weesu dépassé ko parce que tey la révolution française soo ko déggee wala soo ko xoolee nga jàngat càmbar ko bu baax moo indi tey France fi mu yëg si démocratie France fi mu yëg si ci autonomie loolu moo ko indi nga jël printemps arabe lan la def ci le Maghreb lan la def ci réew yooyu lam la indi moo tax ñoo ñëpp ñu jàng respect des institutions xam nga moo tax ñu jàng autonomie ba tey jii boo demee ci le Maghreb mu pare pour concurrencer Europe ba Europe pare pour boole ko ci yenn affaire yi kon ñooñu loolu nga xamante ni ñun moom la ñu war a jàng wala moom la ñu war a dindi ci lii
pour maîtriser ko ci relance bi ñu jëm mooy autonomie. Autonomie nag suñ koy tegle ci baat mooy teg ci baatu wolof mooy man sa bopp. nit ku mu mën a doon dafay man boppam te l'islam loolu la jàngale. Baay Laay sallallahu alayhi wa sallam bi mu dellusee pour nga xam ni loolu la jàngale ma jox leen ko ci benn baat bu gàtt rek bi mu naan waa Ndakaaru bu leen demati fenn lépp dina leen fekk si. boobu metti na jamono bekkoor bu metti la. mu ne bu leen demati fenn lépp dina leen fekk si capital bi bu ñëwee fi yàggul. tey jii boo bayee sa gerte pour mu am valeur il faut nga indi ko Ndakaaru door ko delloowaat ci àll bi pour mu mën a am valeur sa gerte googu nga bay te bayee woo ko Ndakaaru soo yoree sa xar mu rafet boo ko indiwul Ndakaaru mënoo ko jaay million Ndakaaru nga koy indi ki koy jënd million yóbbuwaat ko ci àll bi bu koy may sëriñam wala mu yóbbu ko ci toolam. donc autonomie il faut ñu liggéey su may ñëw nag par rapport ak comme ni nga koy waxee les étudiants et autres benn problème la ñu am au Sénégal pour jàngal nit autonomie mooy auto-entrepreneuriat. tey bëri na ku jàng ba yey kayitam génn ñu naan kaan lii mu naan am naa sama master nangam am naa sama kii sama doctorat am naa sama kii mais maa ngi nii toog mais kooku warul toog. les portes sont grandement ouvertes pour moom dafa war a dem liggéey mais lan lay liggéeyee bu xam yoon bi moo tax may jël waykat bi dafa way ñetti way yu am solo farloo ko dem jàkk fàtte toppatoo ndaw te boo soxlaa di leen pampe lii layoo la daa jur fa saam loolooy mbasum diine roy leen njool borom diine ñu bëri xamuñu woon sax épidémie ni mooy mbas et que loolu épidémie la mbas la farloo ko dem jàkk fàtte toppatoo ndaw te boo soxlaa di leen pampe lii layoo la daa jur fa saam loolooy mbasum diine roy leen njool borom diine kan mooy njool mooy ki tëdd fii xayr xalqillaah moo ñëw jël xale yi jigéen ñi góor ñi mag ñi ñëpp jaamu nga ñoo ca maase naaj ak teel góor ak jigéen mag ak ndaw ak xale leen jaamu nga ñoo ca maase naaj ak teel kon kooku dafa jël xale jël mag jël góor jigéen boole leen ñoom ñëpp góor ak jigéen boole leen beneen bi mu jëlaat kuy xañtu lislaam te doo lakkal xalel woon ko yoon doo teel a may gonek buum ngir mayu tonc sa moom loolooy mbasum diine dégg ngeen léegi nag fi nekk ni ñun fi ñu toll mooy on a un problème bi ñu am mooy ñu ngi door a xam le mot mbas et que wolof dafa riche moo yi am ci tubaab yëpp am na ci wolof moo tax Baay Laay sallallahu alayhi wa sallam yàlla bi mu ko yónni waatee muy Muhammad Rasulullah Muhammad ci sallallahu alayhi wa sallam ci xeet bi mu wàcc arab dafa riche tey adduna bi yëpp ñu ngi wax arab wolof dafa riche Afrique yëpp foo dem ñu ngi jéem wax wolof ba tubaab bi sax léegi ñu ngi wax wolof du suñu njàmbaar de déedéet du suñu man de déedéet mais nammeelu suñu borom la subhanahu wa taala ci li mu def yónni waat xayru xalqilaay ci ñun que mu ñëw bi mu ñëwee mu jox ko benn làkk boo xam dafa riche làkk boobu nag wax lépp donc suñuy ñëw ci relance bu ñuy liggéey ci autonomie dama koy wax sama benn xarit démb mun ma mais copain yi xew mbaa kontaan ngeen ma ni ko kontaan nañ mais attention les années 90 bi ñu yegsee 2000 Sénégal dafa waroon autonome ñu ñëw ba 2000 Senghor fi mu doon wax ni Sénégal dina mel ni Paris ba tey autonome ñu tàmbaliwaat léegi tàmbali googu ñu tàmbaliwaat nag léegi nag ñu ngi door a nag tàmbaliwaat 2021 bii ñu ngi door a tàmbaliwaat parce que yi xew ci réew mi mosu fee xew li xew ci réew mi mosu fee xew ba nit ñi naan social malheureusement ñun xamuñu luy social nit ku ñuul xamul social parce que social bi ci njëkk wolof daf la koy wax jàngal nit may nit jën jàngal ko nu ñuy nappee jën moo gën nga may ko jën tey jii boo yekkee 1000 milliards tasaare ko te mënoo ko justifier fenn est-ce que social nga doon def mën nga ko tuddee social mais social boobu des na demal en France tu es chômeur on te paye ci biir ñu ngi lay fay ñu ngi lay accompagner pour que fii quelque temps yow nga jógee ci strate chômeur boobu dem nekk quelque part kuy liggéey damay suivre benn borom xam-xam laa ko mën a tuddee ci communication dama naan je pèse bien mes mots ci communication muy Manuel Valls ancien premier ministre français dafa am benn bis ci jamono yu mujj yële ci ginnaaw boobu mu ngi nekk premier ministre mu dajeek MEDEF mouvement des entreprises français
bi mu duggee ci salle bi ñu koy yuuxoo wuu mu garder sang-froid tiit na comme li nga wax ci sànq tiit na parce que soldat la bu ñu yónni bi mu yëgsee noonu yi mu dajale bëri nañ doole ñu ngi koy yuuxu wuu mais dafa tiit mais mu garder sang-froid donc bu fekkonte ne dafa am fit jour du génn ci jotaay bi mais tiit na mais dafa garder sang-froid bi mu garder sang-froid nuyu leen na ngeen def dama koy tekk ci wolof na ngeen def ñooñu fay ko mun leen man état mënuma employé yéen les entrepreneurs yéen a mën a employé wax leen ma lan ngeen soxla ma jox leen ko ngeen employé ñetti baat yooyu la wax salle bi yëpp di tàccu ñëpp di tàccu pendant 3 minutes arrêté wuñu ñu toog lan la ci teg après lu ñu def dañu leen defal ay accompagnement mooy baat bi nga doon wax daf ñu leen dama leen di accompagner gis nga entreprise yooyu noonu mu doon accompagner ñooñu ñëpp nga xamante ne dafa jël alal ju bëri jox leen ñu ci ëpp dañu daanu parce que ñu ci ëpp lañ doon wax gëmuñu ko les tonneaux vides font beaucoup de bruit et foofu la ñu toll Sénégal ñi war a wax wala ñi xam duñu leen gis li nga doon wax léegi par rapport ak les ñi créé ay entreprise ñu leen di wax ay affairistes heureusement léegi am na benn mot bu bees bu ñu créé pour ñoom mot boo xamante ne adopté na muy start-up et au Sénégal actuellement ñu ngi commencé gis ay start-up et ci start-up li ma ci gën a neex da nga ci gis ñoo xamante ni seen cëslaay diine la parce que léegi diine dañuy wax ni Baye Laye sallallahu alayhi wasallam dafa daan wax ni diine jë ndaw ña ak mag ñu muus ña léegi xale yi dañu farlu ci diine jàkk joo dem di nga fa fekk imam bu jeune bu waxee ci diine mag ñi daanu tey jii kër goo dem da nga fekk xale yi ñu maîtriser seen maam naan téere yi ba mën a wax ci maamu jàmbur donc xale yi ñoo ci toll ci loolu nag start-up yooyu ñi ci ëpp ci ñoom ñenn ñi am nañu cëslaay ba am ngëm-ngëm donc lépp lu ngëm-ngëm lalul du dem coow li bëri na comme ni ngeen ko waxee sànq dellu si waat deuxième guerre mondiale bi ñu naan na kilifa yi ñaan nañ def lii réew mi xam nañ ni léegi mu ngi wéeru ci nitu diine yi que waa kër jullit yi que mu nekk côté christianisme ñun ñëpp ñu ngi gis action yi ñuy def ak ni ñuy préparer seen njaboot foofu moo tax su may ñëwaat ci ñetti at wala ñeenti année yoo xamante ne ay date phare la en 68 li xewoon Seydina Mandione sahibul karam yàlla na yàlla yokk leeram lan la ci def ca la créé woon fédération des daïra Layène jox ko xalifa bi fi nekk Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye nga jóge foofu atu crise bu ci nekk rek dafa am lu mu méngool ci diine ci loolu moo tax kenn duñu dégg ci lenn parce que dañuy waajal préparer ñu dem jamono yi nag yëngu-yëngu yi bëri na ba lu neex waay wax mais nanu dellu am kilifa ndax waykat bu mag ba dafa doon wax ni am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amuloo solo ku wéeruwul neex ba max nañu dellu am kilifa de moo gën doon kilifa Serigne Moussa daf koy wax lu bëri donc su ma ñëwaatee ci autonomie tey président man su ma doon accompagner benn jeune en tant que formateur parce que dafa am benn jonction bu ma def rek ci ñetti mbir dama def formation def flèche def insertion def flèche def social waa jeune bi nga xamante ni mënul ma jël ko insérer ko mais kooku socialement dimbaliwuma ko mais jeune bi nga xam ne xamul ma jël ko former ko mu pare ma insérer ko mais kooku dimbaliwuma ko dimbaliwuma yaayam dimbaliwuma papam dimbaliwuma ay dëkkandoom li fi xew lan la agression sàcc fen pour am mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk mooy indi lool et nit ki nag pour nga xamante ni mën na mucc ci loolu dafa am lu ñuy waajal ci moom mooy li Baye Laye sallallahu alayhi wa sallam wax parce que Seydina Limam sallallahu alayhi wa sallam bi ngay nekk avant ngay nekk dara la lay waajal pour que sa wayjur wu góor tànn soxna su baax mu lay waajal nga judd ñu waajal teg la ci siraatal mustaqim di la jàngal moytul lii bul jël alalu jàmbur moytul lii del dund lu teey del sol lu teey del war lu teey donc ci relance boobu ci ma ciy ñëwaat rek fi ci ëpp solo mooy fi kilifa gi jeexalee sànq responsabilité la responsabilité de tous est engagée ñun ñëpp
ku ci nekk am nga ci responsabilité moo tax souvent fi ma toll nii damay wax ni man képp ku ñëw ci man style américain bi laay demee lan nga mën question bi ma lay njëkk a posé lan nga mën ba ma ne mënuma dara man la si mën nga dara mais xamuloo ko loo ma sa def nga ni man nangam man la kon mën nga lii après yow ñu accompagner la préparer la waajal la nga dem ci tubaab bi bu mu lay laaj say diplôme lan la nga jox ko nga ñëw Sénégal ñun la koo fi xam révolution bi nag foofu la war a taxaw koo fi xam lañ war a teggi parce que ki nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamante ni dafay wax dimbali leen nit ñi te yàlla tax waxul ma sàmba waxul ma dem nit rek la wax waxula ko ñuul waxula ko weex booy def te yàlla tax nag nit ki warul am couleur warul am parfum warul am taille warul am forme warul am appartenance donc nanu fexe ba ñi nga xamante ni tey jii ñun ci loolu la ñu war a liggéey ci relance bi mooy la jeunesse ah les enfants ñu préparer leen jël leen waajal leen teg leen ci yoon bi rek fenn rek la nekk mooy ñi gëm suñu bopp parce que nit ki bu gëmee boppam su gëmee boppam bu ñàkkee ah dafay dem su gëmee boppam bu xiifee kenn du ko xam su gëmee boppam dina mën a dimbali boppam ci yu bëri sama maam daf ñu daan ñaanal bu ñu nee nii mun ma libaas bu ngeen tiitee yàlla na ngeen dese fit bu ngeen wéetee yàlla na ngeen wéete li ko gore bu ngeen ñàkkee laa yàlla bu ngeen ñànki moo jur sama waajur bu góor ma jaar ban loolu la ñu ko daan waxee bu ngeen tiitee yàlla na ngeen dese fit bu ngeen wéetee yàlla na ngeen wéete li ko gore bu ngeen ñàkkee yàlla bu ngeen ñànki macha allah donc foofu laay tëjee samay kaddu ñett yooyu macha allah banoon nañ ci yaatal nag lu bëri macha allah mais rek relance bi daal nañ ko tënk ci ñett conclure ko ci benn point nañ ko tënk ci ñett relance bi formation insertion sociale conclure ko lenn autonomie macha allah buñ ko conclure autonomie rek incha allahu rabbi danañ ci génn macha allah Sénégal autonome Afrique autonome parce que tey li fi feeñ ci ay ferñeent wala li fi feeñ ci ay ci suuf si ci alam bi ci jaww ji ah feeñ fi yëpp nga xam ni tubaab yi loolu moo leen të am nga pétrole am nga or am nga zircon am nga gaz am nga soleil parce que yéen koy xeeb recherche la lii am nga soleil ah ñaata nga am ci côte ñaata géej lii recherche la géej gi loolu nga am noonu su la yàlla dimbalee nga mën a liggéey ci autonome soo ko exploité yow dañ lay dégg mais Chine ay xeer a fa am Dubaï lan moo fa am ay xeer moo fa am ay xeer moo fa am ñun amuñu loolu am nañ suuf soo xam ne loo ci béy loo ci jiimu sax am nañ géej goo xam ne am na jën am nga jant am nga suuf soo xam ne boo ko bënnee mu génn la ndox mu neex nga naan mbaa nga béy waxuma sax pétrole beeg gaz yeeg ñoom seen parce que loolu dafa technique de trop mais ñun li ñu mën a tege suñu loxo laa wax macha allah li ñu mën a teg suñu loxo donc relance bi suñu ko defee def ci préférence locale mooy la ñun ñëpp ñu am benn culture bi ñu am mooy tey jii Yoro li muy jaay di sénégalais dama koy jëndi li Yoro di jaay di sénégalais dama koy jëndi di ko sol avec fierté macha allah dafa am sama ay clients ay naar lañ ay algériens dañu may wax ni ma Libaas sa perkaal yi ngay sol daf ñu neex perkaal yi daf leen parce que bu si ne nu ne laa koy ñëwee nu nekk laa koy ñëwee consul bu ambassade Allemagne may naa ko perkaal parce que daf ni ma mais Libaas boo solee costume da ngay rafet mais sa yëre yu weex yi ni nga koy solee daf ñu neex sol naa yëre di dox Espagne benn tubaab dab ma bëgg a jënd perkaal bi ma sol premier prix mu proposé ma ci 100 € ma bañ mais fierté gi ma àndal ci li ma sol parce que dama leen bëgg a wan ni Sénégal laa jóge message yi may envoyé xam naa di ngeen ko gis WhatsApp man soo ma envoyé message WhatsApp baaraam bi ma lay envoyé def nii bu ñuul lay doon ma dugal drapeau Sénégal ci diggante bi tegaat ci beneen baaraam bu ñuul su ma lay tàcc sax ay loxo yu ñuul lay doon donc cette fierté la nga xam ni Imam Makhtar ñu ci woo ñëpp duñ ci woo nit ku ñuul yàlla daf ko teral dama dem Maroc benn naar ni ma mais Libaas sax ngeen di sonn ci diine wallahi Maroc c'était en 2008 mu ni ma yéen yàlla daf leen alak nit ku ñuul moo tax ngeen ñuul mais xoolal loolu mais kon yow boo fierul ci sa bopp doo jaamu yàlla parce que yow jàpp nga ni dee moo la tere dem safara macha allah parce que loolu ngay gëm donc suñu yàlla nattoo ay mag ñi ñoo xamante ni dañu ñëw pour yokk ñu fit ni fier leen macha allah fier leen macha allah parce que tey jii
su ma jëlee Serigne Touba jël Seydi Hadji Malick li mu taalif ci yonent bi kenn defu ko. macha allah waaw yàlla fay leen Muhammadu Rasulullah indi leen dëkk leen ak ñoom comme yéen nag toll na leen fii. Cheikh Omar moo njëkk a gëm Baye Laye sallallahu alayhi wasallam ndax moo ko tuddee. foofu laay tëjee samay kaddu ngeen macha allah Cheikh Omar Fouti kan moo fi indi l'islam moom moo tuddee Seydina Limam sallallahu alayhi wasallam wax ji jarul muy sori Baye Laye amul turandoo. macha allah turam ma nga jógee fële ca Fouta. macha allah waaw kooku mooy yëpp l'islam tey jii Sénégal koo fi wax foofu ngay lëkkalewaat sa bopp buñ la laajee kuy Seydina Limam sallallahu alayhi wasallam neel Cheikh Omar a ko tuddee. moo ko tuddee moo ni leen dem leen ngeen tuddee ko nangam. macha allah def ci nëbb ci moom nag. may wax ni nag Sénégal baal leen ma Sénégal Ndakaaru ñu ëpp problème mais yoo fa ëpp problème ñëpp dama koy tëjee samay kaddu ndax woto lu mu xat nuyu ma sama yaay xaj na ci. li tax yoo fa ëpp problème mooy lu mel nii di fi xew wala xew fi Baye Laye sallallahu alayhi wasallam woote fi waaye kenn réeréetu ko waaye wax ji aji boo bii guddeeg bëccëg yaa ngi koy dégg yaa ngi gis gars yi sol yu weex yor ay kurus ñu naan lii kurus ak laayeen la d'accord Baye Laye wootewul ak laayeen l'islam la woote de innamal mu'minina ikhwa Baye Laye woote fii leneen indiwul beneen téere Ndakaaru tax ñu ëpp problème fii la dëkk Sénégal tax ñu ëpp problème Afrique Sénégal lañ koy laaj Balla Siluy ba mu demee Makka daje fa ak mag ñi dañ ko ndax xam nga Seydina Issa Rouhou Laye ca tampe ba famine Seydina Issa Rouhou Laye ibn imaamullah kulli imaamul haramayni kooku Balla Siluy ñëw ni xam naa xaw ma ko de waaye dégg naa ko damay tooñ léeg-léeg ma ni aj googu aju Balla Siluy rek a fa nangu ca ñu jóge woon Sénégal parce que délégation Sénégal yëpp lañ dajale am na ñu dëkkoon Wakam gii dañu xamuñu ko te ñoo Seydina Issa Rouhou Laye ñoo bokk ñoo xeete Balla Siluy ne xaw ma ko bu dee lu Balla bu dee lu man doon jox ma may indil ko certifié ko benn mbir parce que Balla Siluy seen Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salaam dafa nawloo woon ay saabam li muy gëm boppam gëm ni moo doon Limaamul Mahdi dafa nawloo woon ay saabam gëm boppam ba mu dajeeg saaba bu mag ba Serigne Modou ni ko dama fas yéene dem dama bëgg dem penku Serigne Modou ni ko sang bi waroo dem penku mais bi tampi bi ñëwee la ko certifié lu tax warul dem penku parce que ñeent yam ko ci waxoon moo daje ci tampi bi. macha allah kon ma tënk foofu samay kaddu. macha allah mais mënoon nañ yaatal sax ci loolu. mais duñ ci yaatal mais di leen wax rek ni tampe boobu. bi mu ñëwee ren. wala at bi ñu génn la am téeméeri at. te lu am téeméeri at dëgg la. macha allah macha allah. Baye Laye sallallahu alayhi wasallam demul màkk yonent Yàlla Isaa Seydina Issa Rouhou Laye demul màkk du dem màkk lu mu fay def. lan la fay def. macha allah lan la fay def ñun ñoo fa war dem ñun taalibe yi. mais ñoom ñaar luñ fay def. macha allah. yàlla certifié leen ko nag ci tampe boobu. di ñaan xalifatul muslimin yàgg fi. amiin di ñaan sang yi yàlla dolli leen kattanam yokk seen personnalité. yàlla musal leen. ñi ci sonn ñëpp amical élèves étudiants Layène vision 129 Nourul Mahdi comité d'organisation yàlla noonu yàlla kattanal. ba déwén ñu def benn fédération de force. parce que nous sommes dans l'ère des grands ensembles professeur nous sommes dans l'ère des grands ensembles yaa ma gën a xam loolu. nanu bàyyi di évoluer en secteur. te dajale ko table ronde bi déwén incha allah président bu ngeen koy organiser na doon Nourul Mahdi vision 129 amical étudiant Layène benn borom xam-xam. macha allah. parce que ñooñu ñëpp bu ngeen leen seetee ku ngeen ci jël jaar na amical. amical mooy jaaruwaay bi. tey koo fi dégg muy wax dal naan man mas naa nekk nangamu amical wala amical laa nekkee nangam. di jégalu ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad. jaajëf Laye Makhtar jaajëf Baye Libaas macha allah am na solo Laye Makhtar ñu ngi sant yàlla bu baax di wax rek fa mu daanalee ni mooy solution yi ca la Baye Laye waxoon alayhi salaam ne ñetti tooy yi ñoom ñooy solution bi donc daka firiwaat rek Baye Laye alayhi salaam ne woon na taxaw leen ci mbay mi taxaw leen ci napp bi taxaw leen ci mbay meeg napp bi kon ñu xam ne alayhi salaam moom joxe na solution depuis boobu ba tey kon ñun gis nañ solution donc suñu environnement est favorable pour que ñu relancer wu kon dañuy jox Ibrahima Abou Samb rek mu tëj donc en 1 minute mu tëj son dernier mot incha allah ay Makhtar. alhamdulilah rabbil alamin di dellu sant yàlla rek di am mbégte ci liñ fi jot a wax plateau bi fi teesi woon di ñaan yàlla lépp loo xam ne rek lu jub la ñu xam ni yàlla mooy jubal ay kàddu santee ko yàlla
lépp luñ ci juum di ñaan yàlla nañ ko yàlla jéggal di ci jéggalu ñi nga xam ni ñoo ko doon dégg kon yaakaar naa ni li ñu tëjee rek mooy ñu xam ni jullit du saalit mooy résilience bi ñu wax ni jullit du saalit mooy psychose bi nga xam ni moom laa doon wax sànq jullit du saalit mooy waroo tiit goo xam ni li nga war a def waroo koo def waaye waroo tamit jëfin joo xam ni du ànd ak responsabilité te loolu li la koy may mooy wasatiya mooy le juste milieu mooy équilibre waaye lii tax nga mën koo def arme bi nga xam ni moom ngay àndal pour nga mën a am comportement wu bu équilibré moom mooy nga ànd ak yàlla mooy nga kennal yàlla mooy nga xam ni laa xawla wala quwwata illa billah kon yaakaar naa ne loolu buñ ci nekkee rek après relance bi dina yomb relance bi nag bu ñu fuyee ci xutba yi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam nga xam ni dinañ ca fekk li ma wax sànq solidarité financière dinañ ci fekk li nga xam ni moom mooy licéité de la consommation et des transactions loolu bu ci taxawee dinañ am benn système économique benn modèle économique boo xam ni relance bi nga xam ni moom la ñuy xeeñ moom la ñu bëgg a jëm incha allah dinañ ko mën a am te benn gàllankoor bu ci am wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina imaam lahi mahdi alayhi salaatu wasalaam dellu ziar sang Chérif Abdoulahi day delluwaat aussi di ndokkeel àddina bi yëpp ci bis bi nga xam ni mooy bis bu mag bi sayyidina imaam alayhi salaatu wasalaam allahumma salli ala sayyidina di sant suñu borom bu baax a baax bi mu mayee ñu fekkewaat bés bii nga xam ni ci la Seydina Imaamul Mahdi taxawoon ne ajibu daa'iyallahi ya ma'sharal jinni wal insi inni rasulullahi ilaykum di tëjee rek ni nga xam ni noonu la Seydina Imaamul Mahdi tàmbalee woon xutbam ba muy message boo xamante ni ñu ngi koy lancé jullit ñëpp waaye di ko lancé addina bi yëpp mooy li Seydina Imaamul waxoon ne famin imamillah nam tàmbalee woon xutba ba ne famin imamillahi ila jami talamisihi wal muminuuna ila jami talamisihi wal muminin rijalan wa nisaan kabiran wa sagiran mooy ne message wala woote bi nga xam ne Seydina Imaamul Mahdi woote na ko mi ngi ko jëmale ci mboolem jullit ñëpp comme ni mu ko waxee ci tàmbali xutba ba ne kàddu yi day wala njàngale mi ngi jóge ci kan ci imaamullah jëm ci ñan ila jami talamisihi ci mbooleemi taalubeem waaye yemu fa lan la ci teg wal muminina waaye mi ngi jëm aussi ci mboolem jullit ñëpp rijalan wa nisaan góor ak jigéen kabiran wa sagiran mag ak ndaw kon Seydina Imaamul Mahdi noonu la tàmbalee xutbam ba waaye noonu lañ ko bëgg a tëjee ñun ngir xamal leen ni Seydina Imaamul Mahdi woote na te woote wa lam ca dëxëñ mooy tawxiid ñu kennal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu delluwaat ci yàlla suñu borom mi nga xamante ni moom moo ñu sàkk digal ñu ci xutba bi lépp loo xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo comme ni ko Aboulaye professeur waxee ne wala taakulu illa tayiban wala tashrabu illa tayiban wala tafaalu fi jamii ma tantafiuna bihi illa tayiban Seydina Imaamul Mahdi jàngal ñu ne lépp loo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo muy lu ñuy lekk muy lu ñuy naan muy lu ñuy war muy lépp daal na doon loo xamante ni lu teey lay doon mu ne ñu lu teey nag mooy lan mooy li nga xamante ne mooy lu dagan loolu moom moo ñu mën a sauver loolu moo mën a tax ñu am njéggalu suñu borom subhanahu wa taala njéggal loolu bu ñu ko yàlla defee mu defal ñu la mu defaloon nitu nuux ñëpp lam leen digoon ne leen istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara su ngeen delloo ci yàlla mu jéggal leen su leen jéggalee ba pare yursili sama alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara su ngeen delloo fa yàlla mu ubbil leen xéewali asamaan si daal di ubbi daal di taw lépp daal di meññ kon yàlla ñu ko suñu borom defal ci bés bu tedd bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf yéen ñu ñu àndaloon ci plateau bi donc Baye Libaas jërëjëf waxtaan bi am na solo Baye Abou jaajëf waxtaan bi am na solo ñuy sant yàlla bu baax di dellu di julli si Seydina Imaamallaahi al-Mahdi al-Muntazar di sant yàlla bu baax di ñaanal sunu xalifa Chérif Abdoulahi mu yàgg fi lool wér lool am jàmm lool barki maam xayru xalqilaahi ak njabootu Baye Laay gi yëpp donc di sant yàlla bu baax nag di sant amicale des élèves étudiants Layène comme nu ngeen ko xamee amicale association bu njëkk si communauté bi depuis 1981 si ndigal Baye Seydi Thiaw mu doonoon loo xam ne nag Baye Seydi Thiaw ba mu ko fi tegee ci cadre yii la ko fi tegee moo xam ne ñuy xalaat tal diine ji di interpeller
les autorités mais tamit di interpeller famille yi afin que ñu xam lii moo jëm suñu kanam et li nekk suñu kanam ana naka lañ ci war a mun a nan lañ ko war a mun a songee ak nan lañ ko war a mun a daane di si sant yàlla bu baax li fi jub ci xam-xam ak ci xalaat suñu borom la neex te moo ko jubal lu fi dëng si ñun ñii doon wax la ñoo ngi jéggalu ñëpp salaatu wa salaam ala rasulillahi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam الإنس والجن إني رسول الله إليكم إليني أجبوا يا معشر الإنس والجن إني رسول الله إليكم الإمام العين أجبوا يا معشر الإنس والجن إني رسول الله إليكم